leer na Dame Mbodj dañuy changer registre tuuti wax ci mbas mi nga xamante ne moo lëmbee réew mi jamono ji lëmbee àddina bi sax la ñuy wax mi coronavirus moo waral tey ji défilé 1er mai bi amul Dame Sénégal tey ji romb na cadre 1000 cas yi romb na ko 2 mars la fi duggoon suba la fi am 2 mois mu romb 1000 cas yi ban jàngat nga am ci gestion crise bi ak gouvernant yi. man gestion crise bi doyuma wóoluwuma leen maanaam. wóolu Dame est-ce que du lii moo tax ñu naan opposant non damay wax rek xam nga aussi xam nga Sénégal li problème bi mooy ku wax lu non mais gestion crise bi nga ne wóoluwuma leen opposant la wala dafay xeex nguur gi et cetera mais man wóoluwuma leen le leadership est faible c'est-à-dire que wóoluwuma ñi nga xam ne ñooy gérer crise bi parce que voilà première erreur mooy que ne président de la république moom bi nga xam ne mbas mi amee na ci réew yi nga xam ne ñoom dañoo am contact ak ñun parce que ku ne xam na ne ci àdduna bi réew mu nekk dafa am ñoom amal relation surtout ci yeneen Europe wala Amérique wala Asie da ngay am ay réew yoo xam ñoom nga gën a amal relation bi ñu ne France kaa yaa nga fay jolli ñu ni Italie ak Portugal ak Espagne muy réew yi nga xam ne moom la concentré de Sénégalais nekk nga xam ne foofu mooy fi nga xam moom la trafic bi gën a metti ak ñun mais ba fa mbas mi nekkee na tëj suñuy frontière tëj suñu aéroport muy tendeefal di tendeefal ba cas importé am kon première erreur bi moo ko def deuxième erreur mais président Macky Sall moom bi mu nee day décréter li muy tuddee état d'urgence wax ni Sénégal mi ngi ci guerre déclaré guerre sanitaire ne Covid 19 mooy ennemi bi ñun Sénégal dañoo war a taxaw xeex ak moom mais boo déclaré nit guerre da ngay wut ay solution solution yi mooy boo nee man damaa bëgg a guerre ak nit da ngay wax yan stratégie nga teg pour guerre ak moom mais président Macky Sall tegul benn stratégie amul benn stratégie bu mu teg actuellement boo am moom ngay wax ni lii mooy stratégie bi mu teg pour guerre parce que boo nee damay guerre da ngay am plan de guerre. non mais Dame foofu dama la fay dagg parce que démarré na tëj école yi ñu tëj frontière comme ni nga ko waxee léegi mu déclaré état d'urgence teg couvre-feu loolu lépp stratégie la. waaw xam nga luy problème bi yooyu yëpp nga wax. du ay solution loolu ay fegu la maanaam dañoo dem làqatu yooyu ngay wax yëpp ay làqatu la dañoo làqatu mais boo làqatoo pare nag lan nga teg pour xeex maanaam li ngay wax maanaam mu ne élèves yi nañ toog seen kër mooy làqatu ji leen mu ni léegi sénégalais yi bu guddee bu leen génnate làqatu leen mooy dañoo dañuy xeex ak mbas mi ba noppi ragal ko gis nga guerre da ngay ñeme ki ngay guerre. mais est-ce que du jàngoro ji moo laaj wala c'est important li may wax c'est-à-dire que booy guerre ak nit wala ngay guerre ak loo gisul loo mën a doon boo ko xasee déclarer ennemi ni da ngay xeex ak moom da ngay teg benn stratégie pour xeex ak moom mais waroo def di làqatu rek mais làqatu bi néew ma bon na de parce que booy guerre di làqatu baax na mais bi mu làqatoo ba pare yi nga wax yëpp làqatu la même vivre yi muy de séddale làqatu maanaam pour jox leen ko pour duñ génnati maanaam moom gis nga booy guerre da ngay ñeme day guerre moom président Macky Sall ba pare amul plan de guerre pour ñeme nag jàkkaarloog waa ji xamul tax mooy tegul benn stratégie boo xam ne day bëgg gagner mbas mi gis nga li ñuy def nii ñun Sénégal bu ñu nax suñu bopp gis nga bu dee lii rek lañ def maanaam jox nit ñi lu ñu lekk pour ñu toog seen kër ni nañ def état d'urgence nañ ñëpp toog seen kër ak couvre-feu ba noppi ni élèves yi nañ toog seen kër extra maanaam yëpp comme ni ma ko waxee làqatu ragal gis nga bu dee loolu la ñuy def daañu def ak feebar bi ñetti at wala ñeenti at suñu réew yàqu xam nga lu ma gëm mooy Sénégal dañoo amagul benn plan de riposte moom lañ amul benn yow nan nga ne da ngay déclarer la guerre à une maladie infectieuse te ñun te spécialiste ci àdduna bi yëpp ni maladie infectieuse première arme bi koy xeex mooy nga masqué wu est-ce que état Sénégal génn na ay milliards jënd ay masques pour jox ko Sénégalais yi lu tax deful loolu te loolu di première arme bi mooy li may wax da ngay taxaw teg sa plan moom ban plan la teg même masque ku nekk ngi defar masque am ñii ña ngay defar yu xonq ñee di def yu bleu ñee di def yu mboq ku nekk ngay def lu ko nekk téer yi sax kenn contrôlé wu leen di xool nuñ koy defee est-ce que ñoom ñoo koy defar sax corona wuñ donc c'est-à-dire il faut que les gens soient sérieux alors que dañ leen waroon a organiser sous la direction du ministère de la formation professionnelle ñu dem encadrer leen wax leen conditions yi ñu leen di surveiller ñu koy defar ba les conditions sanitaires yi ñu war a remplir yëpp ñu def ko ñu homologué ko def ko ci ay sachet di ko séddale quartier par quartier bu ñu paree nag ci plan bi toujours daane léegi ku ko takkul da ngay fay parce que dafa am amende bu ci am waaye toog fa nga toog naan takk leen seen i masque ku amul lu mu lekk nga naan ko takkal masque te masque ya di jar ay 1500 et cetera masque homologué yi yeneen yi moom comme ni ma ko waxee tailleur bu nekk sa wet nga ne ko defaral ma masque mu daal di teg ci kaw machine defaral la lu ko neex jox la xamal lu ma lay xamal première erreur deuxième erreur baa ngi noonu bopp Sénégal def mooy tegul benn système pour xeex affaire bi beneen bi mooy yow boo nee da ngaa nekk
da ngaa nekk ci situation bu mel nii mais da ngay teg xeex bi dafa am lu mu laaj xam nga ñun virus bi dafa am lu ñu jàngal xam nga lu ñu virus bi jàngal ci ñaari weer yi mu fi def virus bi dafa ñëw ni ñu yéen Sénégal soxlawu ma seeni ndaw ñi ma soxla mooy màggat ñi ak ñi am feebar chronique loolu la ñu wonagoon ci lim fi defagoon loolu la ñu won waaw loolu mu ñu won lan lañ ci defagoon ñun léegi bu ñu wonee ne yéen seeni màggat moo ma intéressé parce que su ma duggee ñoom dama leen di faagagal ñooñu laay rey seen ñi nga xam dañoo am ay feebaru roño wala ñu am feebaru cardiaque wala ñu am feebaru diabète wala tension mu ne ñooñu laay wër parce que ñooñu su ma egsee rek dama leen di faagaagal waa léegi doo isolé ñooñu di ci plan bi doo teg plan boo xam ñooñu da nga leen di isolé c'est-à-dire que les ñi nga xam ñoo gën a âgé ak ñi nga xam dañoo am ay feebar te xam nga leen parce que hôpitaux yi xam nañ ñi ñuy suivre mais ñooñu duñ leen defal un plan de maanaam xam nga Sénégal lay problème ñin tëj ci kër yi ñoo war a génn dem liggéeyi ñooñu virus bi mënul ci ñoom dara gis nga actuellement xeex da ngay ñeme aujourd'hui le Sénégal doit isoler les malades yi nga xam ne ñoom feebar bi da leen di faagaagal bu duggee ci ñoom ak màggat ñi nga xam ne bu duggee ci ñoom da leen di gaañ les jeunes yi nga xam ne amuñ dara mu takkaloo leen seen masque comme ni ma ko waxee mu séddale ko takkaloo ñëpp seen masque ubbi waat économie bi ubbi waat école yi yëf yi dox. parce que contrairement à ce que les gens disent daam foofu dama la fay dog tuuti. parce que tey jii bu nit ñi génnee ñëpp génne dem seen i kër jeunes yi génn dem par exemple ñu am contamination yi cas yi gën a bëri est-ce que loolu dépassé sunu. dama ne mbas mi wanewul loolu xam nga il faut que nit ñi arrêté c'est pas parce que Europe xam nga ñun cas yi ngay lim nii da nga ni 1000 cas lañ toll. France ak Espagne yaa ngi may dégg dañ doon deele 1000 cas par jour waxuma la cas de deele c'est-à-dire taux de mortalité bi. pour le Covid-19 dañ ko doon am 1000 par jour ñu daan ne Afrique tamit dana fa àgg dañuy wax lu leen neex Afrique ak ñoom yamuñu yaa muy dégg feebar bi 2 mois la fi def ñoom seen réew 2 semaines la fa def rek def pic di rey boobu ak léegi mi ngi rey c'est vrai que mi ngi wàññeeku mais mi ngi rey mais ñun ñaata la fi def mais et puis il faut que les gens arrêtent tu as 1000 cas 1000 cas. nga am 9 morts. mais le taux de morbidité est correct. mais est-ce que xam nga ne am na ñoo am sax ci yeneen secteur actuellement seen taux de morbidité moo gën a élevé bu corona bi. mais lii dee ci quartier yi parce que am ñu luñ dialysé kenn dafa xam na mu toll léegi ñu ne léegi ku am corona war a dee mais que les gens arrêtent mais 1000 cas nga am 1000 léegi ci 1000 yi nga am ci 9 yu dee calculer le pourcentage c'est 0,0 nangam pour cent mais léegi kon lu fa jar di téppi dama ni ñi ngi yàq suñu réew xam nga lu ma gëm man que feebar bi comme ñun mënuñu bañ a dëkk ak moom man li ma gëm mooy nañ dëkk ak moom ñeme ko ñeme bi nag mooy nga teg sa ñi nga wóolu ci kanam. màggat ñi ak ñi feebar nga isolé leen yaa may dégg nga ñi ci des ñi ci kanam nga armé leen jox leen ay masque ñu takk ba noppi nag ku ko takkul nga ne ko ci mbedd mi nga jël ko fayloo ko amande ñëpp discipliné leen ñu dem liggéeyi bu ko defee réew mi bañ a nërmeelu parce que ñu nag réew yu mag yi yamuñu bis bu ñu seetaanee ba continuer tëj nit ñi ci kër yi moo tax temps yee bi ñu koy jéem a dugal ci confinement ma ne ko dañ ko dugal ci confinement bu fi confiné Sénégalais dina def la plus grosse erreur nag bi mu def ci crise bi ñun mënuñ ñoo confiner parce que nous sommes déjà dans la promiscuité gis nga ñun ni ñuy dëkke yamuñu ak Europe ay famille nucléaire lañ am mooy papa yaay doom te doom ja buy am 18 ans di dem yoon ñun ñëpp ay dëkk te même màggat ma ca kër ga bu amee 70 ans ñu jël ko yóbbu ko ci EHPAD bi parce que ñoom duñ dëkk ak màggat ñoom tubaab alors que ñun suñuy màggat dañ leen di tatagal parce que ñun ak ñoom yamuñu ñun ku am sa maam yaa ngi koy aar fi mu toll nii nañ aar mag ñi isolé mag ñi isolé ñi feebar yaa may dégg génn population ñu dem liggéeyi ñun ak Europe yamuñu donc parce que ñoom dégâts yi mu fay def bu demee ba 3 mois 4 mois 5 mois ñoom nañ ko mën a supporter ñun mënuñu ko ñun dans 5 mois entreprise yi dootuñu fay xam nga le président Macky Sall lu mu xamul mooy moom bu yaakaaree ni ab décret lay toog ci palais daan ne wala entreprise yi bu leen dàq kenn fay leen salaire yi lu ñu koy faye bu fekkente ne économie bi dafa dee xam nga lu ma lay xamal man li ma gëm mooy la ñuy xaar ñun Sénégal bu ñu jëlul matuwaay yi ñu war a jël ci biir feebar bi la ñuy xaar moo gën a metti coronavirus xam nga lu ma gëm man nañ aar mag ñi denc leen ci fu yàq yéggul daal di jël ñi nga xam dañoo feebar it ñu def leen noonu nga xam ne dana gën a neex a gérer parce que ñun suñu avantage par rapport à Europe mooy suñu population dafa jeune. ok alors que Europe la population est vieillissante ñoom ay màggat lañ am ñoom Europe ñun ay xale lañ am feebar bi mënalul dara xale da koy dal mais su ko dalee forme bénigne la koy def moo tax boo xoolee xale yu tuut tànk yi mu daloon yëpp dañuy gaaw a wér exemple xale bi nga xam wàlloon nañ ko Touba rek doy na exemple moom dañ ko wàll 2 ans la am matul sax ñeenti fan. ak liir bi ñu ko wàlloon man la du taxaw xale bu ndaw du ko def dara.
mais même jeune bi tamit 17 ans 18 ans 20 ans 30 ans ñooñu mënul leen dara ay forme sévère duñ fa àgg bu dee amuñu. ok Dame ñu ñëw ci troisième point bi donc man d'accord ma daal man daal li ñuy gérer crise bi. gis naa ci ak cuune. à commencer par le président de la république parce que moo jiite cuune yi. mais xanaa ceeb bi muy joxe d'accord nga si. dama la président de la république moo jiite cuune yi parce que gis naa ko bi muy séddale ceeb yi dem port daal di yëkkati dën bi def nii wane ni maa ngi def alors que Sénégal li muy def benn réew defu ko bi réew yëpp bi ñuy séddale di jàppale seen waa réew danoo yónnee rek ay transfert xaalis bu ko defee ku ne jël ko jënd li nga bëgg waaye nekk ca port ba mel ne kuy maaj di wane ni man li ma def alors que deful dara man li ma jàpp mooy cuune gi moo ko jiite moom président Macky Sall. ñi mu ko jox it wóoluwuma leen man daal xeex bi déclaré nañ guerre coronavirus mais man wóoluwuma leen parce que seen plan de guerre bi ñu teg man doyuma. ok joxe nga sa solution j'espère que ñi jiite réew mi dégg nañ ak waa ministère de la santé.